asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax yi ñu daal di leen jukkil ponk yi ci gën a fës. xalam demoon na bay neex buum nga dog na élèves yi mujj ñoo jàngi ci xaaju guddi lañ ko xamale ñenn ci waajur yi daal di ni loolu dafa gën ñeneen ñi daal di am njàqare xalaat ni année blanche mën na am école yu bari ñu ngi ko doon waajal. ci wàllu tolluwaayu mbas mi ñaar fukki cas communautaire ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji ñeent fukk ak ñett ñoo ci génn àdduna dinañu dellusiwaat ci xayma bés bi ak directrice générale de la santé docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. xeex bu jëm ci picc yi faagaagal mbayeef gi bàyyeekoo ci tool ya nekk ca vallée du fleuve Sénégal di toolu ceeb loolee nag waa SAED jël nañ ci dogal dinañu jël drone daal di faagaagal picc yooyee état wu Sénégal ni dinañu dem Mauritanie àbb fa ab avion ngir daal di dàq picc yooyu ñu dem. mbirum BBC ak Aliou Sall boobaak léegi toll na ci at ci li nga xam ni moom lañ ko tuumaaloon di mbuxum bu toll ci fukki milliards at boobaak léegi ñu ne l'enquête bi ubbi nañ ko mbir mi demul dikkul tàggatémbe Mohamed Kandji dinañu ci defal ab gëstu bu yaatu. ni ma leen ko waxee woon ci jikku ponk yi gën a fës ñi nga xam ne ñoo di élèves yi mujj ñu dem ca l'école ya li ko waral moo di ni daal dafa am ay jàngalekat yu am coronavirus ca diwaanu Ziguinchor ba tax na ci boori 23h ci guddi la ñu daal di ni daal mbirum njàng meeg njàngale mi toxal nañ ko ba jëmmi jamono ñenn ci parents yi ni dafa gën ñeneen ñi am jaaxle lool yaakaar ni sax année blanche dina am Mame Abdou Guèye Kassé ci reportage bi. lycée John Fitzgerald Kennedy. balaa nga fiy dugg faaw ñu daal di lay jëlal sa température rax ci dolli nga daal di raxas say loxo ba mu set wecc fii sax ab dispositif bu am solo daal nañ koy teg booy dugg ci buntu école bi soxna si moom mooy proviseur l'école bi moom nag di ñu wan dispositif bu am solo bi nga xam ni jotoon nañ koo installé laata mesure bile di daanu. guddi lañ ko yëg comme ñëpp ne dàq nañ ko ba yeneen jamono ci suba itam suñu tutelle donc suñu inspectrice d'académie yónnee nañu communiqué officiel signé par le ministre de l'éducation nationale bu ñuy yëgal ne rentrée bi dañ ko reporté à une date ultérieure donc démb lañ ko yëg bañ ko yëgee it ñun pare woon nañ sax ñu ne loolu dinañu tax ñu gën a parewaat. moom sax si suba si la daal di jot benn note bu koy xamal ni. cours yi dàq nañ ko ba beneen jamono ay élèves sax jotoon nañ fee ñëw ndaxte jotuñu woon a yëg nouvelle bile. waaw am na ay tuuti ay benn élèves yu fi ñëw ba ñu ñëwee it ñu ne leen nañu dem toog xaar déglu li autorités yi di wax dinañ leen ko yëgal dinañ jaar ci seen waajur yi pour yëgal leen ko. kii ngeen di gis moom day jàngale ci école bi professeur d'allemand la moom nag dafa ñëwoon ngir daal di def cours fii sax nañ ko daal di xamalee que ni cours yi dàq nañ leen ba beneen jamono. waaw vraiment yëguma ko woon préparé woon naa samay cours pour tey reprendre donc mais information bi ñu koy joxe pour wax ni dañuy changer kii bi laa yëguma ko woon voilà dama xëy tey ñëw pour commencer sama cours fii laa yëgee ni dañ ko changer parce que il paraît que dañ ko yéex a joxe. bi ma xëyee si suba si aussi yëguma dara ba ni ma ak seen i dootoo xamati fooy teg sa tànk suñu laa waxee tey nga ñëw ko jàngale si suba nga en fait date bi nga jot nga ñëw. man xamaguma sax nag yan raison moo tax ñu reporté ko. keneen ki nga xam ni moo ngi doon nelaw ba mesure bi la di génn moom mooy Koumba Ahmed Dia moom day jàngale ci école élémentaire bi di Colobane 2. reprise bi nag annulation bi yëguma ko woon parce que dama teel a tëdd démb pour préparer ñëw école bi ba ma yegsee fii tamit gisuma kenn bien vrai que matériel bi yëpp a ngi fi woon fekkuma fi kenn ku dul directrice bi moom moo ma wax ne dañoo. président de la république def na déclaration ba reporter entrée bi. travail bi nga xamante ne état bi def na ko travail à la hâte la woon dañ ko yàqamti. ci ñaari école yi ñu dem lépp yemboon na ngir daal di dalal élèves yi nga xam ni dañoo nekk en classe d'examen responsable yi nag di ñu xamal ni ñoom comprendre nañu bu baax dogal bi nguur gi jël ndaxte dafa am seeni ay collègues enseignants yi nga xam ni dañoo amee jàngoro bii di coronavirus. yenn ci parents d'élèves yi ñoom ànd nañu ci dàq bi ñeneen ñi am njàqare fële ca Médina ñi ngi xalaat ni ndax année blanche du am atum ren waaye daal li wér te wóor moo di ni ñu ci bari pare wu ñu woon ngir bàyyi seeni doom ñu dem jàngi ndax mbirum coronavirus bi le dañu war naroon a toog ba am ci lu leen gën a leer Abdourahmane Ly.
bés bu waajuru ndongo yu bëri ragaloon di tijjite l'école yi ngir ñi nekkee classum l'examen indi na jiixi jaaxa ci kilifa yi gannaaw bu ñu nemmeekoo ci ay jàngalekat jàngoroy coronavirus bi mu di mbir bi tax ñu pusati ubbiteeb l'école yi mu di ndogal bu bett Daha Thiam moom mi li nga xamante ni daa bëggoon tijjite bi am. affaire bu naroon nekkoon année blanche xam ne kenn dootul jàng ñu naan le 2 dañuy jàng dañuy jàngal xale yi parents élèves bu nee dañuy kontaan da ciy bëgg xelam da ciy dal mais jékki-jékki rek ñu ne amatul loolu bàyyi nañ ko loolu dafay métti quoi. am naa doom bu defoon bac daaw amut ren war ko defaat dama ko doon bàyyi mu dem jàng ji parce que mbir mi mbiru yàlla la gis nga feebar ak dee bokkul. ba tey ca Médina ci benn quincaillerie waajuru ndongo bii di Yacinthe Diouf ngi liggéey Saliou Diouf moom daa ragal année blanche amati ci mim réew nëbbul benn yoon déception wam. ma déception bu ñu la am parce que man je n'arrive même pas à comprendre après lan ban décision la ñuy génnee quoi pour élèves mën a delluwaat école loolu moom moo gën a métti quand même moo gën a métti quoi ban décision maa ngi xalaat peut-être parce que année blanche sax waaw déception bu rëy laa si jëlee kay mu di tijjite bu Binta Gueye musul ànd moom daa bëgg sax ñu puus atum njàng mi ba coronavirus jeex fi tàkk li ko tax a wax loolu moo di doomam bi nekk classe CM2 asthmatique la fasul woon sax yéene bàyyi ko mu delluwaat ci classe yi. man bañ ne waxoon jàng bi sax man xawoon naa tiit wax tiit bi mooy sama doom asthmatique la te yu bëri mënu ko supporter yooyu yëpp dama ko doon xalaat ne sama doom mun na dem jàngi feebar bi daaneel ko foofu ñu ndi ko problème ne corona la parce que feebar corona dañ ne tàngaay yaram lay jaar te moom yaram bi bu feebar bi bu ko jàppee yaram bi day tàng ba man damay tiit rafetlu ma toog mais jàng bi rafetlu ma parce que dañuy calculer xale yi nga xam ne wéruñu tamit ñun parents d'élèves yi biñu nee dañuy jàng ba léegi man dama tiit man dama ne woon sama doom du dem école bu ma sañoon ñu bàyyi xale yi ñu toog ba ñu régler situation bi ñu génnewaat ay méthodes yoo xam ne feebar bi dinañ ñu mën a wan ginnaaw. mu di ubbite l'école yu ñu puus bi tax mu gën a ngoyi fu mu jàpp mu mel ni kon xoddeeku balay lakkale. jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàngale meek njàng mi ak ki nga xam ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi ubbeeku ci wàllu liggéey muy formation professionnelle ñoom nag génne nañu benn bataaxal ngir xamle ni duñu jël benn risque ngir rek doomu jàmbur yi di am jàngoro bi di coronavirus dinañu jël seeni matuwaay balaa ñuy yóbbu école balaa ñuy ubbiwaat école yi xale yi di ca jàngi ñoom nag nee nañu dinañ def seen kem kattan ba lii di année blanche du am le ministre Dame Diop moom moo àddu ci lu nu mel. suñu yéene moo doon ci instruction président de la république ñu sàmm ñu sauver année scolaire bi mais sauver ko ci sàmmonte ak li nga xam ni waa kër docteur wax nañu ko te ñu jàllale woon ko ci régions yi ñu tudde leen ay comités régionaux de gestion des épidémies gouverneurs yi jiite ko nañu sauver école bi waaye nañu bàyyi xel wér-gu-yaramu xale yi ak jàngalekat yi loolu moo tax nguur gi lëkkaloo ak collectivités territoriales yi ak partenaire école bi yépp ñi nga xam ni ñoo yëngu ci wàllu éducation ak formation professionnelle pour indi jumtuwaay yi nga xam ni soxla nañ ko may fàttali ne tey fu école nekk ci Sénégal jumtuwaay yi nga xam ni soxla nañ ko pour respecter protocole sanitaire boobu egsi na ci ñoom ni ko xam ni ànd boobu nga xam ni état ànd na ko ak partenaires yi ñuy wax syndicats yi parents d'élèves société civile ak ñu mel ne ñooñu danañ ko gën a dëgëral pour mën a waajaat pour mën a ubbi école yi. dinañ gën a waxtaan ak suñu naataango bi nga xam ni moo yor wàllu wér-gu-yaram ak partenaires yi nga xam yëpp ñoo seq école pour ñu xool yan conditions ñooy gën a baax ak ban jamono pour ñu mën a tàmbaliwaat jàngale. donc ubbiwaat école yi daal ñu ngi ci dynamique boobu la ñu nekkoon ci la ñu gën a nekk. kuréel yi di ñoo lànk ak aar li ñu bokk amaloon nañu daje ak taskatu xibaar yi ngir ñaawlu rek ni nguur gi doxalee ci daal di randalaat lii di ubbiteg école yi pour ñuy def examen ñoom itamit ñi nga xam ne ñoo ànd ak Guy Marius Sagna nee nañu daal li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy nguurug Sénégal daal di fii dindi au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental loolu yëpp dugal ko ci xeex mbas mi le ki nga xam ne moo yor seen kàddu mooy Alioune Ibn Abou Talib Sow ci micro Mafal Fall. loolu nag dafay wane ne suñu gouvernement yi dañuy taqale dañuy làmbatu te joxuñu cër askan wi
ndax kat nag ku gën a cuune ci réew mi sax soo ko waxoon ne ndax 2 juin bii ndax Sénégal élèves yi dinañ mën a jànge mu ne la déedéet ndax amul ay mesures d'accompagnement yoo xam ne ànd na ak mbir moomu noonu ñun sax dañoo jàppaa ne mbir mi xarul la wala saraxe enseignants yi wala saraxe ndongo daara yi ndax tey jii nii suñu nee Covid 19 bi ñooñu noonu mën nañ nekk ay porteurs te joxe ko ci yeneen dëkk yi donc dañoo jàpp ne gouvernement bi deful lu mu war a def te loolu nag ñoo ngi ko ciy ñaax di ci àddu ne ko mu fexe ba condition yëpp mat ngir nit ñi mën a jàngi ba ñu bañ koo def rek. ci naka noonu xeexu mbas mi dañoo jàpp ne kuréel yi di HCCT ak CSE ñoom si boppam dañ leen waroon a dindi wala boog xaalis bu fay dugg ñu jël ko def ko ci xeexu mbas bi ndax yaakaar naa loolu moo ëppal solo askan wi. ñun nag dañuy wax président Macky Sall problème mu askan wi nekkul lu ñu def ci ron lal problème mu askan wi nekkul loo xam ne dañ koy tëj ci biir kër problème mu askan wi kat dañ koy ñaxtu te ñun kat dinañ def suñu kéemtalaay kattan ba pare di ko ñaax mu dindi état d'urgence yi wala ñun te dañ wàcc ci mbedd bi def lu ñu continuer lu ñu war a def ndax askan wi tey gis nañ waa Cap Skirring ni ñu génnee ndax mënuñoo xaar problème askan wi du xaar. tolluwaayu mbas mi ci Sénégal téeméer bu manqué ñett ñoom ñoo am doomu jàngoro bi niki tey li nga xamante ni mooy cas communautaire yi toll na ci ñeent fukki nit ak ñett ñàkk seen bakkan xayma bésub tey bi ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dellusi nañu ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu. juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëbi liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen saytu ñaar fukki cas nag moom la ñuy wax transmission ñu jóge ci transmission communautaire mooy li ngeen dégg ñaan cas communautaire te tey jii ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Popenguine am na benn Grand Yoff am na benn Rufisque am na benn Tëngéej Rebeuss am na benn Parcelles Assainies am na ñaar Touba am na benn HLM fii ci Dakar am na benn Almadies am na benn Ziguinchor am na ñett Bignona am na juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëddoon hôpital bi ñu leen saytoo seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji moo tax ñu ne ñoom wër nañu fukk ak ñeenti cas grave nag ba léegi ñu ngi tëdd ci fi nga xam ne moom la ñuy wax Sawétas ci suñu l'hôpital yi mooy service de réanimation ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca loolu hôpital yi tey seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan délégation bu bàyyeekoo ci kuréel gi ñu dénk topp mbas mi ci réewum Sénégal dinañu dem ca Kolda Médina Yoro Fula ak Vélingara ngir xool tolluwaayu mbas mi ci diwaan yooyu maître Aïssata Tall Sall xamle na ni daal ni mu gisee ñuy séddalee dund gi état bi jox ñii di askan bi moom gis na ni mi ngi jaar ci yoon ca diwaanu Kolda ñu déglu ko ci micro Seydou Diatta. bi mbas mi amee ba léegi président de la République ci teel bi mbir mi amee rek. dafa réunir ay nit ay compétences léegi mu xool moom lan la war a def ne man damay tabax li nga xam ni mooy fonds de riposte Covid fonds boobu mu am 1000 milliards ci 1000 milliards yooyu lii ngeen gis nii mooy maye ceeb maye suukar maye diwlin maye saabu maye macaroni pâte alimentaire ci la bokk mais du loolu rek am na loo xam ni 800 et quelques milliards sociétés yi ko moom pour liggéeykat yi président dafa tere njaatige yi ñuy dàq seen liggéeykat loolu ñu defee ne lu am solo la président nag ne moom ñett la si bëgg dafa bëgg a concertation maanaam lépp lu ñuy def nañ ko waxtaanee ànd ci ba d'accord soog ko doxal looluy démocratie bëgg ni ci tam lu gaaw lépp lu ñuy def na gaaw mu teel a agsi parce que booy dimbali ku sonn da ngay gaaw a agsi ne loolu mu def moom ci kaw naka ñëpp def ci suuf moo tax préfet yi si seen biir département ku ne am aussi ñu lay wër muy maire muy opposant maire yi sax dañ see bokk muy bàjjanu gox yi muy présidente de groupement yi muy xale yi muy ASC yi ñëpp ñu toog ñu waxtaan kan moo war a bokk ki war a bokk nag ñett la kenn ki mu ngi nekk registre national unique kenn ki mu ngi nekk bourse de sécurité familiale kenn ki tam mën na am nekkul fee mais ku soxla la maire bi xam na ko waa gox bi xam nañ ko kooku ñu bind ko ciblé ko loolu ñu def ko en toute démocratie loolu mooy nañ waxtaane ba xam kan moo yelloo lii ndimbal nii
alhamdulilah dégg naa defe naa li ñu fi dégg tey loolu dal na suñu xel li préfet bi wax maire bi tontu ko teg si defe naa loolu amul dara ñun liñ siy teg leer na macha allah alhamdulilah kontaan nañu di féliciter seen préfet bu baax a baax monsieur Dia di féliciter seen maire Abdoulaye Bibi Baldé ak délégué de quartier yi ak groupement de famille sama collègue député yi nga xam ne ñoom tam dañ si jàpp. Université virtuelle du Sénégal UVS nga xam ni ñoom jumtuwaay yu xarala yi moom la ñuy jëfandikoo ngir rek njàng meeg njàngale ma ca kaw daal di jëm ca kanam ñoom nag xamle nañu ni loolu mën naa nekk maanaam solution ngir xeex lii di coronavirus bi ki ko xamle moo di rek Mamadou Ndiaye moom nag li mu gis moo di ni état bi dañu war a gën a dooleel njàng moomu di sukkandiku ci jumtuwaay yu xarala yi ngir mën a gën a xeex lii di coronavirus ñu déglu ko ci micro Baba Ndiaye. université virtuelle ci xeexu mbas mi mooy li nga xam moom la ñuy mbas mi di tere mooy ñu jege waatoo te xam nga ne kuy jàngale ak kuy jàng suñ nekkee ci classe toujours dañuy jege waatoo informatique bi lim ci université virtuelle lim ciy def mooy da ngay toog dans une salle de classe boo xam ne wala sa kër professeur bi nekk foo xam ne à une distance boo xam ne xamuloo ñaata la te du tere lim la waroon jàngal question yi nga ko mënoon posé di nga ko mën a posé xam nañ ne du loo xam ne yombul cher na dafa laajte ay koppar yu bëree bëri dafa laajte aussi investissement boobu nag investissement personnel la ay nit investissement xaalis la lan mooy investissement personnel il faut que nit ñi yóbbu seen xel ci mbirum technologie parce que technologie moo yor ëllëgu àddina bi que mu nekk Sénégal que mu nekk Afrique que mu nekk dans le monde foo munti dem technologie daf fay jouer benn rôle bu am important donc appel bi may lancé état mooy ñu manifester volonté bi woo ñi nga xam ne mun nañ leen ci jox ay xel ñu former benn groupe ak ay partenaires yoo xam ne dañ leen mën a jàppale ci loolu parce que xam nañ ne du loo xam du yomb la waaw donc état appel boobu laa koy lancer. mbasum coronavirus mi dina rëppeel lii di koom-koomu réew mi dina ko indil jafe-jafe yu mu mësta dund waa société civile ñoom ñoo xamle li ni mel ba tax na ñi ngi naan nguur gi mu daal di neenal bor yi nga xam ni société yi ameel nañ ko ngir daal di yëkkatiwaat suñu koom-koomu réew. Amadou Diouf ba léegi rek ci micro Baba Ndiaye moo nekkoon invité matinal i rajo ci suba. xam nga bor nag dafa am bor boo xam ne da nga koy jëlee ci secteur privé. am bor boo xam ne aussi da nga koy jële ci ay état ay kuréelu état ak yeneen léegi nag ñu ne woon li gën a am solo mooy bu fekkente ne dette boobu nga xam ne moom moo jógee ci ay état ci coopération bilatérale bi annulé nañ ko loolu dinañu mën a dimbale ñaari yoon benn yoon mooy ñu xeex mbas mi parce que aussi mbas mi dafa laaj alal bu dul jeex alal bu bëri te alal boobu du budget état moom moo ko mën a lijjanti dafa di alal boo xam ne il faut que état dugal ci loxoom ñeneen aussi dugal ci seeni loxo ñu ne woon nag ba ca gën a gaaw bu fekkente ne dañu war a dajale xaalis nekk na xaalis boobu nga xam ne moom mooy ay bor yoo xam ne Sénégal gouvernement Sénégal amoon na ko ci état yooyu pour ñu may ñu ko c'est-à-dire que état yooyu mën nañu bàyyi xaalis boobu parce que ñu jël ko ñu bañ ko jël du leen wàññi lu bëri donc léegi xaalis boobu la ñuy wax xaalis bi nga xam ne nag gouvernement Sénégal daf ko leb ko ci ay nit ci levée de fonds yéen yi yooyu moom gouvernement bi mën na góorgóorlu kii ko. baykatu ceeb ya nekk ca vallée du fleuve Sénégal noyyiwaat nañu ndax waa SAED jël nañu dogal ni dinañu jël ay drone ngir faagaagal picc yi nga xam ne dañuy lekk mbayeef gi di lekk ceeb bi ba deesu ko mën a jëfandikoo ñi nga xamante ni tamit ñoo di état wu Sénégal jël nañu dogal ni dinañu dem ca Mauritanie jël fa roppalaan gu nga xamante ni dina tim picc yi di leen sotti tooke ba ñu daw daal di bàyyi li nga xam ne moo di récolte yi ba mu mën a mucc ayib Momar Alice Niang. campagne noor bi jëm ci mbayub ceeb bi fi mu nekk nii résultat yi ci am dal na xel ndax lu tolloog 49 300 hectares ceeb jot nañ ko bay ci ndimbalub SAED waaye nag ceeb boobee fi mu nekk nii picc yi ñoo ko sonal ndax lu tolloog 800 hectares jot nañ ko yàq
loolu waral Sayed jóg tembe ngir xeex mbir mu ni mel. kon ñun ñu xalaat ci xarala yu bees yi utiliser drone nga xamee ne nit du ci dugg kenn du ci dugg xool bu nekkee loolu nag defoon nañ cee essai yi génneel ñu ay solution yu baax yaakaar naa loolu moo doon vraiment solution définitive bi yàlla def na ñaari essai yi nga xam ne résultats yi baaxagul lool moo tax ñu ngi yaakaar xoolaat conditions yi jëm ko modifier bu ñu ko modifier xool ñu ngi ñaan yàlla nag bu essai boobu bu ñu ko defee bu nekkee antu na yaakaar naa loolu moo doon solution bi nga xam ne mooy arranger Sénégal bu dul loolu nag moom la budda il faut que donc ñu jéem a xool nan la ñuy amee ñu ne suñu propre moyen bi nga xam ne danañu permettre ñu mun def suñu traitement aérien mu nekk autonome parce que bu ñuy waxee aussi dañuy bay lu bari na fekkee ne li ñuy bay li aussi mun nañ ko sécuriser mun nañ ko préserver. ci wàllam jawriñ ji ñu dénk wàllub mbay mi fileeg ñaari fan dana am yenn ci matuwaay yu ñu jël. ministère de l'agriculture jël na ay dispositions pour mën a vraiment dimbale béykat yi ci wàllu boobu pour mun a vraiment ñu protéger seen culture donc loolu nag ci wàllu dispositions yu ñu jël suñu protocole bu ñu signé ak Mauritanie ñu am nañu yaakaar. fii ak suba wala ginnaaw suba avion bi dina ñëw traité parce que déjà président de la République a été informé. jéego yi Sayed jot a teg ak digle yi ministère bi dalal na bu baax xelu baykat yi. vraiment li may rafetlu rek mooy bonne nouvelle bi ñu ma indil tey pour wax ni président de la République woo na naataangoom bu Mauritanie et que fii léegi ñaari fan daañu assurer le traitement aérien man de loolu rek moo taxoon ma doon yuuxu di alerter. ñaan yàlla rek dige yi ñu gaaw ko jëfee ndax ñu mën a sauver ceeb bi nga xamante ni jot nañ ci investir ay milliards ci suñu koppar. ñu àddu jëmalewaat ci coow li fi jiboon diggante BBC ak Aliou Sall di rakk ci président de la République ñu tuumaaloon ko ci benn documentaire bu nga xam ni ña nga ko tudde woon mbuxum mu toll ci fukki milliards ci suñuy koppar boobaak léegi ñu ubbi ci ab enquête toll na ci at fan la mbir mi toll Mohamed Kandji defal ñu ci gëstu. Should he have contested? In my opinion, no. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de notre gaz? mën nañ ko tuddee scandale loolu sax mooy titre reportage bu BBC bi scandale à 10 milliards de dollars mu doon benn mini documentaire ci fukki simili ak juróomi seconde journaliste bi di Mayni Jones bokk ci BBC Panorama di xamle benn mbiru guerre bu dox ci diggante Frank Timis ak Aliou Sall maire bu Guédiawaye nekk itam rakku njiitu réew mi président Macky Sall ci biir film boobu mu ngi xamle ni dañoo joxe ci ay koppar lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn million ci benn société bu tudd Agritance te Aliou Sall moom ko boobule mbir nag bu ñu sukkandikoo ci benn kayit bu société offshore bu Timis daal di yónnee nguurug Sénégal lañu ko jagleel waaye ñu bëri dañoo jàpp ne xaalis boobu nekkatoon dara lu dul ak ger ngir mën a am ay part ci pétrole bu Sénégal bi Aliou Sall weddi li ni mel BBC gën a taxaw ci lu mu wax opposition bi nag ak société civile bi ñoom ne duñu bàyyi lii mu jàll tant que amuñu ci lu leen leer jamono boobee njiitu réew mi président Macky Sall di gis ni dafa am ñu bëgg a yëngal nguuram gi ba sax mu daal di ordonné ñu ubbi ab enquête boo xamante ne nii ñu bëri dañ ko doon toppandi fii ci réew mi ak ci bitim réew ginnaaw audition yu njëkk yu waa DIC daal di amal muy division des investigations criminelles ci lañ daal di jébal leng yi kii di doyen des juges Samba Sall moom daal di door ay audition am ñeenti fan ci weeru septembre njëkk cee déglu kii di Mamadou Lamine Diallo Babacar Mbaye Ngaraaf ak Mout Ban ñu bëri ci ay kilifa tamit jaar nañ ci kanamu doyen des juges ginnaaw ba mu boucler dossier am ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre ci la daal di jébbal mbir mi kii di procureur de la république ñu bëri nag jàpp ne Serigne Bassirou Gueye boobu ba léegi puusul paasul tax waa plateforme aar lu ñu bokk wàccoon ci mbedd mi di amal ay doxi ñaxtu yoo xamante ne ni yu ci bëri num daan jeexee ci xeexoo lay doon diggante policiers yi ak ñiy manifester waaye société civile ak opposition bi ne ñoom déet duñu bàyyi tànk amuñu lu leer ci boobile mbir boo xamante ne ni ginnaaw bu mu defee at ñu bëri dañoo jàpp ne dañ koo fàtte waaye ba léegi sénégalais yi di xaar fu muy mujjee. jërëjëf Mohamed Kandji jàngat bi am na solo fan la mbir moomee di mujjee dinañu xool fu wànneen di mujjee ki gëtëm dañuy daal di ñëw ci xayma ci lu toll ci maanaam coronavirus bi ci région yi gox-goxaan yi dañuy dem ba fële ca Ndar fekk fa Momar Alice Niang mu wax ñu tolluwaayu mbas mi ci foofee ca Ndar ak li ko wër Momar Alice nuyu naa la maa ngi lay nuyu.
salaamaaleykum Maodo Malick ñu ngi lay nuyu di la ziar lu jëm ci mbas mi nag fi nga xamante ni moo di ci diwaanu Ndar wax rek ni juróom-ñaari nit lañ fi jot a faj ba ñu wér ci jàngoro ji juróom-benn yi dëkk Ndar kenn ki dëkk Richard Toll jamono yi nag ñoo ñëpp ñu ngi ci seen wetu njaboot ndax amatul lenn loo xamante ni am nañ ko ci wàllu jàngoro ji waaye nag teewul fileek diir bu weer a ngi nii dégguñu benn cas bu yees ci fi nga xamante ni moo di diwaanu dex gi teewul nag waa kër docteur ñu ngi saytu bis bu ne ci terrain bi di wuyu ji ay alerte yu ñu leen di woo prélèvement yi ñu koy yónnee fa li nga xamante ni moo di ci Institut Pasteur waaye nag alhamdulilah parce que résultats yi dañuy dellu si toujours nekk ay résultats yu négatif fi mu nekk nii nag way takk der yi ñoom ba léegi liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def vraiment ñu ngi leen ci waaw góoral ndax lu jëm ci respect mesures barrières yi surtout port masque bi gis nañu daal vraiment ñu ngi ciy def ay interpellation yoo xamante ni lu ñu ci jublu rek mooy fexe ba aar askan wi ba li nga xamante ni mooy résultat yi Ndar am ñu fexe ko sàmm mu jëm kanam. Maodo Malick leneen li nga xamante ni mën nañ ko wax rek mu jëm ci wàllu stigmatisation joxoñ baaraam ci jàngalekat yi rawatina ko ñi nga xamante ni dañuy jógee Dakar ak Touba ñëwoon nag doonoon rejoindre seen poste parce que jàppoon nañ ni école yi dafay tijji gannaaw ba nga xamante ni fa li nga xamante ni ci bët saalumu réew mi wax nañ ni am na lu tolloog fukki jàngalekat yoo xamante ni Dakar la ñu bawoo dañ leen testé ñu positif boobu léegi nag am na yenn gët yu ñuy xoolee jàngalekat yi mu nekk nag loo xamante ni bari na ci ay syndicat ak jàngalekat yoo xamante ni métti lu lañ ko loolu Maodo Malick. bu ñu jógee dëkku Maam Kumba Bang dañuy dem ba dëkku Mboose fële ca Kaolack fekk fa Mamadou Sène ñi ngi lay nuyu tolluwaayu jàngoro ji ci diwaanu Kaolack. Malick Thiandoum ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u ITV di leen dalal jàmm fii ci diwaanu Kër Saloum tolluwaayu mbas mi nag liñ ci mën a jàpp mooy Kaolack daal na am cas bu yees ni ki démb muy cas boo xamante ni cas communautaire la ñu daal di ko génne nag ni ki démb ki nga xamante ni nag moo am feebar bi ab militaire la buñ sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni jot nañ ko am waaye nag ba léegi xamaguñu ana fan la jëlee boobu la feebar loolu moo tax ñu jàpp ne patient boobu nag cas communautaire la loolu moo tax jamono ji région bu Kaolack am ñaari patient yoo xamante ni ñu ngi ci traitement fa nga xamante ni moom mooy service des maladies infectieuses bu hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack muy bërëb bi nga xamante ni foofu la ñuy toppee ñi am mbas mi di Covid 19 waaye nag ki nga xamante ni moo am feebar bi nag am na lu tollu ci ñaar fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ni ay personnes contact lañu yoo xamante ni jamono ji ñu ngi ñu mettre en quarantaine ci ay réceptifs hôteliers yu nekk fii ci diwaanu Saloum li nag di wane ne Kaolack mu ngi rek daal di wéy ak li nga xamante ni moom mooy cas communautaire yi ndax daanaka mot na ak ci ginnaaw Kaolack amoon na lu toll ci ñaari cas communautaire yoo xamante ni sax fajoon nañ leen waaye nag ñu gis ne jamono ji amaat na kenn koo xamante ni am na mbas mi te ab cas communautaire la loolu tax sax jamono ji kilifa yi war a gën a dooleel li nga xamante ni moom mooy aju ci wàllu sensibilisation bi rawat na ci li nga xamante ni moom mooy sol masque loolu nag gis nañ si sax ñi nga xamante ni ñoo di force de l'ordre yi ñuy police ñu ngi ci liggéey bi ndax sànq si ngoon nii rek ñu ngi gis police fi nga xamante ni moom mooy rond point Médina di daal di rek intercepté borom moto yi nga xamante ni daal ñu sol ay masque de protection ngir daal di immobiliser li nga xamante ni moom mooy seen moto loolu nag bokk na ci matukaay yi nga xamante ni xëy na buñ ko jëlee mën naa tax ñëpp samoo ak mesures barrières yooyu nga xamante ni mun naa muccal askan wi ci mbas mi di Covid 19 li aju ci njàng meeg njàngale mi nag ñu wax ci rek xanaa ndax te njàqare bi nga xamante ni askan wi am nañ ko bi ñu toxalaatee li nga xamante ni moom mooy tàmbaliwaayu njàng mi ci classe d'examen yi waaye nag yenn ci ay syndicats yi sax yëkkati nañu seen kàddu lu ci mel ni waa SADEF di sàkku ci kilifa yi ñu xool ana nañuy def ba daal di rek décréter année blanche loolu nag nekk hypothèse boo xamante ni kilifa yi boobaak léegi tegaguñ ko ci taabal bi ndax ñoom loolu moom bokkul sax ci seen i plan waaye nag ñu ngi xool ndax ñoom comme organisation syndicale lañu ak proposition lañu def loo xamante ni jëmale nañ ko ci kilifa yi ndax jàpp nañ ni année scolaire bi moom mënatuñ ko sauver. jërëjëf Mamadou Sène xibaar yi ci kàllaamay Kocc ci marax wi buur na ci yaatal ci kàllaamay nasaraan Assane Gueye di ngeen ko am 19h45.